Limouba. dal leen ak jàmm bateau le Joola def na tey jii fukki at ak juróom-ñett gannaaw bi mu sombré ci océan Atlantique nit ñi bëri faatu ji sama naataango yi dellu ci nag anniversaire boobu ne triste anniversaire waa triste anniversaire ndaxte ku nekk xam na bateau le Joola lu muy yóbbu ci ay bakkan waaw bakkan rot na ay souvenir triste yoo xamante ni dal na Sénégal waxati ko sama naataango bi di journal Vox Populi ne waxati ko triste anniversaire ndaxte tragédie la def na fukki at ak juróom-ñett waaye ba léegi nii famille victime yi fàttewuñu benn minute lu xewoon jour boobule journal Les Échos jël sa xalimam ne question bu métti la chaque fois bu amee anniversaire bi comme tey jii nii nit ñi dañuy fàttaliku sama naataango ne waaye nag amul coupable daanaka kenn nangul gàddu responsabilité am ñi fi nekkoon autorité ku nekk dégage responsabilité rescapé yi nekk ci désarroi total naataango mi di journal Le Quotidien jël xalimam ne lii moom beneen naufrage la ndaxte les pupilles de la nation ba léegi ni ñu ngi xaar promesse yi ñu leen defoon ndaxte prise en charge bi matul ba léegi nii ay problème administratif yu bëri am na ci sama naataango ne looloo tax sa association des familles des victimes moom mooy substitué ci état bi ñëw jàppale kon famille victime yooyu lay journal L'As jox parole kii di Djibril Samb nekk philosophe ne ñàkk nangu responsabilité ndaxte ku nekk gis na autorité yi fi nekkoon nu ñu gérer dossier boobule ngir ñu bañ a am daanaka benn coupable waaw bateau bi suux na waaye amul benn responsable looloo am sam naataango ne fii la bët mën a yem ndaxte ku nekk gis na ñàkk volonté politique bi fi am ci wàllu woowulee dossier boobu naka noonu itam pour ñu génnee bateau bi Boubacar Ba président collectif famille victime bateau le Joola nee na dañoo bëgg ñu génneel leen bateau bi waaw seen mbokk yi fa ne ñu xam naka la ñuy defee deuil bi ba léegi nii defuñu ko président Macky Sall ñëw na ba léegi nii promesse boobu defu ko moo ne de nee nañ bateau bi sorewul ñu ngi ci géej gi waaye sorewul buñ ko bëggee génne ñu génnee ko sama naataango journal Le Soleil ne waaw loolu metti na de waaye nag man tey jii damaa bëggoon wax ci beneen côté bateau bi du souvenir yu metti kese lay indi vie amoon na fa ambiance amoon na fa ay histoire personnelle amoon na fa orchestre yi nu ñuy joué lu ñuy lekk foofulee ak naka noonu itam relation yi ñu fay tissé sama naataango Soleil jox parole kenn koo xamante ni lu mu woyaase ci bateau bi mat na daanaka juróom fukki yoon nee na man moom moo doon yóbbu ambiance bi fa amoon daanaka duma ko fàtte mukk jamais de la vie ay souvenir yu neex ci wàllu nag immigration clandestine bi mun nañ jàpp ni ba léegi nii yëf yi mi ngi taxarnaase ndaxte xale yi commencé nañ demaat géej waaw ngir wutali Europe sama naataango journal Enquête ne fu mu toll nii de gars yi ñuy jëlaat yoon wi ngir xool naka la ñuy demee Europe looloo am sama naataango malgré Covid bi malgré arrestation yi dañuy tenté seen chance kii di président Macky Sall ñu ngi koy xaarandi ci Touba ci week-end bi président Macky Sall dina dem foofule balaa magal bi xool état préparatif yi ziar kii di xalif général des Mourides waaye nag sama naataango bi di journal Tribune am na lu koy xaar de doléance ci wàllu courant ci wàllu ndox ci wàllu assainissement loolu ku nekk xam na Touba mi ngi koy laajte waaye ba léegi nii kenn gisu ko waaw ñu ngi koy xaar nag te loolu nekk kon njàqare beneen njàqare bi am ci Sénégal muy problème jën waaw jën boo demee marché daanaka jën amul sama naataango bi journal L'As ne lii métti na de lii moom métti na boo demee duggi marché doo gis jën looloo am sama naataango bi journal L'As jox parole kii di ministre Aliou Ndoye kooku ne man maa ngi sol sama daal xool naka la ñuy waxtaane ci loolu ndaxte il faut ñu am ceebu jën sinon problème mooy am moo tax waxtaan ak président armateur yi yoo xamante ni daanaka ñoom ñoo yor bateau yu mag yi su ko defee ñooñu débarquer une partie des prises ci Sénégal waaw dañ doon jël lu bëri jam jaay ko bitim réew waaye nag balaa ngay laax jaay laax lekk loolu la naataango ne 50% des prises bateau yooyu nee nañ dañ koy débarquer marché Sénégal te tey yi lañ koy commencé su ko defee boo demee marché mën a gis jën bi ngay jënd sama naataango bii di journal Les Échos ne lu yéemu nag loo xamante ni warul neex benn yoon Sénégalais yi am na fële ci Suisse sama naataango ñu laaj ko lan mooy xew ne am na ay Bissau Guinée yoo xamante dañoo méttetlu nu ñu changé ay tur yoon yu nekk Guinée Bissau jox ko président Macky Sall ak président Nigéria Buhari jox leen tur yooyu la Bissau Guinée dañoo jël drapeau national dëgg pour ngir protester li nu mel nee nañ Macky Sall ak président Buhari dañoo ingérer seen affaire intérieure te dañoo jàpp ni kii di Macky Sall ak Buhari président Nigéria ñoo jàppale kii di Embalo yegg si nguur gi ko defee Domingo Timo Pereira perte loolu tax ñu meex Libération nag wax ci trafic de drogue diggante Xaar Yàlla Liberté 6 ak Grand Yoff division des investigations criminelles jàpp na ay xale yu bëri juróom-ñaar nit ñoo xamante ni jot nañ leen placé en garde à vue kii di Nder Boy bëgg na
lancé boppam retour au premier plan gannaaw bi mu nekkee au sommet ci année 90 yi ba ci début 2000 Mbaye Nder enquête d'une nouvelle place au soleil Vox Populi ne daa bëgg dellu fu mu nekkoon ci 2020 bi génn na benn album ñu koy woowee live performance. ñu jeexal ak ci sport kii di Demba Ba wax na nee na nag Edouard Mendy moom lu mu jàpp ni dina briller de ci Chelsea loolu la wax waaye nag Lampard kii di entraîneur Edouard Mendy nekk Chelsea nee na pour les débuts moom nañ xaar waaye ñu intégré ko ndànk nag. ñu jeexal ak sunu làmb sama naataango wax na ci Balla Gaye 2 nee na serial killer la waaw serial killer di dimanche yàgg na bégal amateur yi ci dimanche ndaxte ñi mu amal affaire jour boobu lay ci lu bëri moo leen di daan jërë ngeen jëf. Savon de Marseille Alphé seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. mbokk yi jàngan jëf xibaar yi buur na gën na ca fës fukki at ak juróom-ñett tey gannaaw soxo batalo Joola ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre 2002 jóge woon Ziguinchor waaye du muusa yegg si Ndakaaru ca waxi Gàmbi lay mujjee yem lu mu néew ñaari junni bakkan jot nañ cee rot ni nu mel ci accident ci géej ca musulam ci àddina bi njaboota ñi ci loolu nag di woy di ñaan yoon def liggéeyam waaye tam nu génne bato ba fa mu ne fii ci Ndakaaru bari na ay quartier yu amee jafe-jafe ngir am ndox wu sell fu ci mel ne ñaay cokkeer jege lool centre ville ba juróom benn weer tey jànkoon tekki jafe-jafe ngir am ndox Yoff Jàmmalay naka noonu ayu bés tey daanaka ndox mënu fa am ca Matam ña fay liggéey ca kër docteur nag di jàppale ka fa jiite poste de santé bu Ranérou foofe nag ay ndaw ñoom ñoo jóg manifester ngir kookee jóge fa waaye nag section régionale bu SAMES tontu leen taxawu seeni ñooñ bokku jàngin jëf mu nekkoon xibaar ci atal Seydou ko ba ci micro bi technique Abdoulaye Diop ñu jébal la ngay kii daana ko chas bi simila ci xibaar yi gën a seefas fukki at ak juróom-ñett tey gannaaw soxu batalo Joola ñaar fukki fan ak juróom benn septembre ci atum 2002 jóge woon Ziguinchor waaye du mus yegg si Ndakaaru ca waaxi Gàmbi lay mujjeyam lu mu néew ñaari junni doomi aadama ñàkk ci seen bakkan ni nu mel ci accident ci géej mësulam ci àddina bi njabooti ñi loxo ci bile accident nag di woy di ñaan justice def yoonam waaye tam ñu daal di génne bato ba fa mu ne fii ci Ndakaaru bari na ay quartier yoo xam ne dañoo am jafe-jafe ngir am ndox wu sell fu ci mel ne ñaay cokkeer jege lool centre ville juróom benn weer tey ñuy jànko tekk ñàkkum ndox Yoff Jàmmalay naka noonu ayu bés tey ñuy amee jafe-jafe ngir am lii di ndox ca Matam ña fay liggéey ca këru docteur di jàppale nag kafa jiite poste de santé bu Ranérou ndax foofee ay ndaw ñoom ñoo jóg manifester ngir mu dal di fa jóge waaye section régionale bu SAMES tontu na leen taxawu seeni ñoñ ñaareelu pàcc xibaar yi tàggat yaram yéene kay ak Modou ak Mouhamed Ali Mouba ci technique bi Abdoulaye Diop asalaamaaleykum. dañ koy tàmbaleek accident bi am tey ci suba ca Ndixate ci booy génn Kébémer muy nag benn woto ak benn charrette ñoom ñoo laale am na ci ay ñaari blessé yu am ay gaañu-gaañu yu metti sax waaye nag buñ sukkandikoo ci ki fekke mbir mi ñoom nag sapeur pompier dalee na jël rawale ca kër docteur waral nag ba foofee dem beeg dikk bi dal di ami jafe-jafe ci yoonu Louga tey la woon ñaar fukki at ak juróom benn ci weeru septembre 2002 la woon di batalo Joola suuxoon jóge woon Ziguinchor ngir Ndakaaru waaye du musa yegg si dafa mujjee suuxu foofee ci waaxi Gàmbi lu mu néew am na ñaari junni bakkan yi ci dal di rot juróom benn fukk ak ñeent ñoom lañ ci rawale woon muy nag lu musul am ci l'accident ci géej ci àddina bi juróom fukkeet ak juróom ñetti tey jile njabooti ñi loru ci boobule jéya di ñaan yoon def liggéeyam waaye tam ñu jëlee bato ba fa mu ne ci nag conseil des ministres bu mujj njiit réew mi nag joxe woon nay tegtal ngir ñu gën a bàyyi xel foofa ca Ziguinchor mémorial musée national bi ñu jagleel nag ñi loxo ci boobule jéye tey nag ci samedi jile ab cérémonie boo xam ne ña ngi koy waajal ngir delloo njukkal ñooñee
fa ca mel ni cimetière foofe ca Ziguinchor foofe ñu def ñi ci ñàkk seeni bakkan waaye itam ca Mbaaw fii ci Ndakaaru ay doomu Sénégal di woy ba tey daal di am yaakaar ne bu ñu jaaree ci géej bi mun nañoo yegg si foofe ca Europe fukk ak juróom-benn ci doomu Sénégal yi nag niki démb dañ leen teg loxo ca waaxi Mauritanie yóbbuwaat leen ca frontière ba Nouakchott Mohamed Diop. fukki doomi Sénégal yi ak juróom-benn nag ñoom fan yi ñu génn lañ fii bëgg na baw rek doon jéem a nag dem Europe gaal gi leen naroon a yóbbu nag balaa mu doon départ lañ ko mujj nag jàpp ginnaaw subi lañ leen teg loxo ba noppi nag génne leen dëkk bi. bu ñu sukkandikoo nag ci ay xibaar yi ñu jot depuis ndorteelu weeru septembre gi ñu nekk am na lu ëpp fanweeri gaal yoo xam ne nag bawoon nañ fi yépp ay immigré clandestin jóge Mauritanie jëm Europe te lu ëpp ci immigré clandestin yi ci yéeg nag ay doomi Mauritanie lañ wala Mali wala Sénégal lu toll sax ci fukki doomi Sénégal ak ñaar ñoom ñàkk nañ seen bakkan ci fan yi ñu génn dong ba noppi seeni néew ñu sànni ko ci ndox mi bu ñu sukkandikoo ci yeneen Sénégal yoo xam ne ñoom am nañ chance su jot a àgg nag Espagne am itam lu ëpp ñaar fukki doomi Sénégal yoo xam ne fi mu nekk nii kenn xamut àgg nañ wala des nañ ci ndox mi lu leer ba leer mooy ne fukki fan a ngi seeni waajur mënuñoo dégg ci ñoom dara Mohamed Diop Nouakchott RFM. Mohamed Diop ay bés ñu weesu nag lu mu néew juróom-benn fukki candidat maanaam ñi doon jéem a mbëkki maanaam dem tugal ci jaare ko ci géej gi nag ñoom dañ leen teg loxo foofa ca Fimela ci boobu lay waxoon des ma nekk ca Fatick juróomi commune nag du yàgg dinañu mën a jot ci ndox di nag ay forage yoo xam ne ñu ngi ko fay tabax ñu koy am nag di office des forages ruraux leeral yeekam nata gu jabi askan yi yeewoo ci commune yi nekk ci arrondissement bu Fimela ku moyul nag léegi seen ay jafe-jafe wan leen ginnaaw ab saafara nag gis nañu ko ci jafe-jafe yi nga xam ni moom lañu daan am ci jot am ndox te ñu koy dund boobaak léegi dafay at yu bëri fi mu ne nag am na sax ay jumtuwaay yoo xam ne ñu ngi koy tabax ci village bi di yaayam féete ci commune bu Fimela ngir rek mu leen di jox ndox mu doy sëkk Seyni Ndaw nga xam ne moom mooy directeur général bu OFOR ñëwoon na visiter liggéey yooyu ñu fay def. fii château d'eau bi gis ngeen ko donc il est à 90% château d'eau la boo xam ne bii c'est une capacité de 600 mètres cubes d'eau. À côté également mën nañu wax ne am nañ fi encore yeneen ñaari château d'eau parce que am na ñaari bâche yoo xam ne ñu ngi ko fi def bâche boo gis 250 mètres cubes d'eau la muy 500 mètres cubes d'eau. nee ñu sax ngir gën a dooleel réseau Notto Ndiosmone Palmarin bi nga xam ne moom mooy jox ndox zone Fimela boobu yëpp am na financement boo xam ni waa OFOR jot nañ ko ba yeneen i jumtuwaay daañu leen tabax. on a ay jafe-jafe ndox fii ci réseau bi ñuy wax le NDP muy Notto Ndiosmone Palmarin état bi jot na ci anticiper daal di trouver un financement de plus d'1,3 milliard avec la Banque mondiale forage yi nga xam ne également mooy ñëw soutenir tout ce réseau commencé nañ ko fële ci Tassette. directeur général bu OFOR nag di Seyni Ndaw di wax ne ci juróom-ñetti at yu mujj yi nguurug Sénégal def na ay effort yu bëri ngir jàppale askan yi yeewoo ci kaw gi ngir rek ñuy jot ci ndox mu sell mu ni sax bëri na ay réalisation yu bëri yuñ ci def Seyni Ndaw. en 2012 Sénégal 1300 forages la amoon tey jii ñu ngi ci plus de 2000 forages 2065 boo ci boolee donc les ouvrages de captage pour l'eau superficielle. muy xamle itam ne ci arrondissement bu Fimela boobu nguurug Sénégal dana fa subventionné ñetti junni branchements sociaux ngir rek gën leen a jàppale ñuy jot ci ndox ba dootuñu am benn jafe-jafe Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby fii ci Ndakaaru bëri na ay quartiers yoo xam ne mënuñoo fexe daal ba am ndox wu sell fa ci mel ne ñay tokkeer jege centre ville ba ay foofu nag ñi fa yeewoo nee nañu daal juróom-benn weer tey mënuñoo fexe ba jot ci ndox li këy nag di Omar Mbaw dem na seeti leen reportage. ubbi nañ seeni ay robinet ba sonn waaye amul benn tokk ndox bi ciy génn. mu doon ab situation bu yàgg lool mu dem ba leen merloo. métti na lool métti na ba fa métti yam ndax kër moom mënut a normal sa amul ndox donc toilettes yi. Ndeye Fatima madame Sall ak ñi mu dëkkal yëf yi dafa jaxasoo si ñoom xamatuñ ci dara. Yii 1 2 3 4 5 6 moom laa demoon boo fi jotee à 2003 chaque jour. moo ne de ndox amatul waaye daal boo xayma facture yi mu ngi jël escalier yi di dem ndaxte mu ngi gën di yokk weer bu jot. moi je paye en moyenne 2500 mais à 2 reprises on m'a amené ici une facture une de 16 000 et une de 10 000 francs 4 fois ou 5 fois plus. j'ai fait la réclamation mais ils ont raconté que des bobards. buy Babacar Seck di comparer société bi fi nekkoon di SDE ak bu bees bi fi nekk di Sen'Eau lii lay joxe. Sen'Eau daal defagu ci li loo xam ni moom dal na xel. xanaa kay bu ñuy indi kenn dañuy indi ñu ne consommateur
consommateurs yi sentir ne kii bu ñëw kat seen facture wàññeeku na wala ndox mi ngi ñëw normal mais c'est encore pire. bi ñu sukkandikoo ci Ndeye Fatima Sen'Eau war na indi ay leeral. ñu wax ñu lan moo xew non seulement mënuñu am ndox mais tous les 2 mois ñu ñëw relever di ñu jox facture yoo xamante ni dafa cher te ñun dañuy obligé dem fay ko ndax bëgguñu kenn yóbbu suñ compteur. mbas mi di Covid-19 àndul ak manque ndox waaye daal nemmeeku nañ ne askan bi yeewoo ca ñaay cokkeer bi nekk ca Dakar Plateau amuñ ko ci lu mat juróom benn weer. D'après mes souvenirs ça fait plus de 6 mois au moins 6 mois. Yoff Jàmmalay naka noonu loole lay dund am na tey bés li ko war mooy ay lënt ci réseau bi ñi ko nag xam ne di waa Sen'Eau waaye ñu ngay liggéey ngir yëfi jaaxat ci yoon directeur territorial bu Sen'Eau di Ibra Fall Wadji ci jokko beeku Mar Mbaw expliquer un peu population yi nga xamante ni moo xew ci marum ñàkk ndox mi mu concerne particulièrement ville de Dakar et plus précisément les zones de Yoff Ouakam et un peu la zone de Niayes Thioker. Donc pour que ñu xam loolu il faut ñu xam déjà ni ñuy fonctionner ci wàllu production bi dañu am benn système boo xam ne dafa jóge ba Kër Momar Sarr egsi ba suñu usine bi nga xamante ni ñu ngi koy wax Point B te mu nekk au niveau de Front de Terre. Donc ndox yu jógee Kër Momar Sarr jaar Pout jaar Thiès et tout bu ñu ëgsee foofu usine boobu moo koy jël pompé ko envoyé ko Dakar envoyé ko beneen partie du Mamel. Donc pendant 2 à 3 semaines rek dañu am ay perturbations électriques yi nga xamante ni suñu ouvrage de production yi nekk ay Pout daanaka dawuñ normalement. Donc bu ñu dawul normalement usine boobu ma leen wax léegi du mën a pomper en pleine capacité. Donc bu ko defee bu loolu nag bu ñu dalee ci lu ëpp semaine rek population yi dañ koy yëg ak ay manque d'eau. am nañ yaakaar ne nag balaa ay fan yu néew dina dellusiwaat ndax depuis ñaari fan a ngi nii pleine capacité ñu ngi ko am ci usine boobu te loolu bu maintenir ba fii ak weekend bi mun nañ am yaakaar bu baax ne bu amee zone yuy des dootul bari donc ci loolu la ñuy liggéey suñu gars yi ñu ngi ci terrain bi am nañ yaakaar ne daal du yàggaat incha allah. professeur Amsatou Sow Sidibé nag indi ndimbalam ñeel askan wu yeewu foofu ca Ngidaxaar nekk foofee ca Bokhol ci département bu Dagana ndimbali moto pompe la ki carburant foofe nag moom mi di professeur Amsatou Sow Sidibé jot na dal gis ndox mi ni mu fay yéegee moom di professeur Amsatou Sow Sidibé di ñaan rek nguur gi ñu fexe ba réagir na mu gën a gaawee ngir wàllu askanu Ngidaxaar Mamadou Diagne. si taw bu metti la kii di professeur Amsatou Sow Sidibé daal di ñëw ngir dimbali askan wi yeewoo fii si gi Dakar daal di leen di jox benn moto pompe ak carburant dimbal gi nag ñëw si jamono joo xam ne askan wi yeewoo si dëkk bi leen yooxu woon nañu wàllu ngir ku leen jàppale si mbënn mi nga xam ne sonal na leen ak dexu Sénégal gi nga xam ne dafa nar a nangu seeni kër mu nekk ab visite boo xam ne tax na ba kii di professeur Amsatou Sow Sidibé di sàkku si nguur gi mu gestu askan wi yeewoo fii si gi Dakar. man de bi ma ñëwee ba xool tiitaande laa fi jëlee ndax dex gi 300 mètre la waroon a yem ñëw na ba nga xam ni sës rëkk kër yi ba ci 5 mètre loolu mooy signifié ni suñu teelul jóg Ngidaxaar dootul exister li ma ci gën a tiitalati nag mooy jaan yu dijj yi nekk ci kër yi ndax situation bi kon boog dañuy ñaan wallu ci état moom mi lee yamul foofu ndax mi ngi sàkku si nguur gi mu daal di saafara jafe-jafe yi nga xam ne askan wi yeewoo fii si gi Dakar ñu ngi koy dund jafe-jafe yu jëm si jot si ndox mu sell mi waaye tamit seen facture courant yi nga xam ne askan wi yeewoo fii si gi Dakar dañ jàpp ni dafa cher. ndox mu sell mais ñëpp ak ci am droit courant bi dafa cher bu fekkee ni nag état bi jàpp ci pour courant bi gën a yomb loolu dafay nekk problème mais dama ni compagnie sucrière sénégalaise mënul ñëw ci gox jël fi ay junney hectare di fi liggéey ba pare bàyyi Ngidaxaar ak dëkk yi ko wër ñun sonnee ni na jóg jàpp ci. lii nekk ndimbal goo xam ne askan wi yeewoo fii si Ngidaxaar ñu ngi koy rafetlu te di ñaawlu comportement wu responsable politique yi féete fii si biir département bu Dagana ndaxte bu ñu sukkandikoo si askan wi yeewoo fii si Ngidaxaar ñi nga xam ne responsable politique yooyu faale wu ñu leen Mamadou Diagne fii si Ngidaxaar ngir rajo Futurs Médias. juróom-ñett waxtu fegg na fukki simili ak ñaar fii ci RFM. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñi nga xam ne nag foofee ca cité Abdoulaye Thiaw Laye ca VDN 3 ba ñoom nag daanaka dañu loru woon ci
seeni suuf fa ca mel ni Diallo Ba Mbadal yendu ñoom nag jot nañoo taseek kii di secrétaire général bu ministère bu urbanisme ak logement waaye tamit jot li di hygiène publique mu daal xamal leen ne la ko tàmbale fanweeri fan ci weeru octobre bi ñu dégmal mun nañoo tàmbale waati tabax seeni kër yi nga xam ne daal dañ ko dakkaloon ndax ay coow ci wàllu suuf te sax seeni baay mën nañ kaa retirer ci seeni promoteur Abdou Diouf Diagne. ñi bokk ci collectif bi nag nga xam ne dañoo loru jëm ci wàllu suufa te nekk ci cité Serif Abdoulaye Thiaw Laye Diallo Ba gis ga mbaatal yendu site Maymuna Ba ak gaal ga toj na dafa mel ne nag léegi seen jafe-jafe wan leen gannaaw fii ak fanweeri fan ci weeru octobre mën nañoo commencé waat tabax yi nga xam ne nag dañ leen ko aaye woon ndax jafe-jafe yi nga xam ne dañ koo nemmeekoon ca suuf sa loolu moo tukkee ci dajee bi nga xam ne am nañu ko ak secrétaire général bu ministère bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu urbanisme logement ak hygiène publique Abdoulaye Sow moom mooy coordonnateur collectif boobu. xamal nañu ne balaa la 30 mois liggéey bi dañ koy tàmbali te ñoom dinañ ko jëmmal ci ay këyit képp kuñ fa joxoon lu ñu naan boo dinañ ko teggi annulé ko delloo Malika suufam semaine bii di ñëw dinañ dajeek mairie bu Malika ñu waxtaan borom tool yi ñu delloo leen seen suuf defal leen ko ay boo ñoom nee nañ loolu dinañ ko def. ay boo dañu ko joxoon nag ay promoteur ci terrain yooyu nga xam ne ñoom ñu ne ñoo ko moom. ñoom état bu Sénégal dañu am lu ñu war a delloo Malika ndax Mbëbës mu ngi occupé 114 hectares te loolu sunu moomeel la Kër Massar fi mu indoon ne nii ndox mi ñu koy sotti ci lak Mbëbës loolu moo yàq tool yi borom tool yooyu ñoo séddee seen i tool depuis 2002 boobu ba léegi ñu ko séddee mënuñu tabax saa bu ñu commencé teg mool Descos ñëw toj ko. ñëw jàppale ñaxtukat yi nag Serigne Séni Laay daal di kontaan ci saafara gi nga xam ne commencé nañ koo gis wante teewut nag ma ngay artu. gis nga batal yéen ndoog lépp incha allah bu soobee yàlla les travaux yëpp dina commencé waat comme na Malika nekk woon démb sinon bu amul nag loola nag naa ko lijjanti ak ñoom bu soobee yàlla. ñi bokk ci collectif boobu nag ci lim bu takku nag la ñu ñëw daal di fees fii nga xam ne nag mooy ministère bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu urbanisme logement ak hygiène publique mu mel ne seen doxalin woowule gis nañ ci njariñ RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. ñoo ngi ko doon wax si bopp xibaar yi ñi liggéey ca kaw docteur foofa ca Matam indi seen ndimbal ñeel ka fa jiite centre de santé bu Ranérou ñoom nag foofe nag ndaw ñi ñoo jógoon manifester ngir mu jóge fa mu ne waaye nag section régionale bu SAMES ne duñ ci dal te sax dañoo mujjee tontu ndaw yooyu doon manifester Ali Bandel ñaaw. gannaaw génn ndaw ya bokk ci Ranérou Ferlo doon sàkku ñu jëlee fi médecin chef district sanitaire ba banxaasu SAMES fii ci diwaanu Matam kat dañoo mer bay fippu la ko waral nag ñoom jàpp nañ ni am na yenn ci ay kilifa yu nekk ci gannaaw ndaw yooyu di leen defloo naka sudul noonu docteur Latir Diouf la ñu dénk seen kàddu. dañ leen monté dañ leen yebal pour ñu attaqué ko ci loo xamante ne du dëgg du yoon te gis nañ ñu mu fa liggéey mu fa ñëwee ba léegi avec district boo xam ne dafa metti la parce que district boo xamante ne boo fa duggee bloc opératoire depuis 2012 lañ ko defar matériel bu fa am amul fenn Sénégal moo nga fa mais kenn utilisé wu ko parce que lan moo tax kenn utilisé wu ko parce que amuñ personnel boo xamante ne mun na liggéey parce que benn docteur rek moo fa nekk mooy le médecin chef de district mooy Aliou Ndour mi nga xam ne vraiment gàcce ngaalama parce que liggéeyam rafet na trop. ñàkkum jumtuwaay ñàkkum personnel ak ay jafe-jafe rawatina sax ñàkkum apport bi collectivité locale yi war a joxe gox ba wàllum wér-gu-yaram médecins yi nekk ci diwaanu Matam ñoom gis nañ ni yabaate dong la gaa ñi nekkee. toog na at yoo xam ne musul jot fond de tâche venant de ce conseil départemental bi ñuy wax monsieur Sow def loolu ba pare nag di yàq moo tax ñu ne na dafa doy ci ab gox bi nga xam ni nag consommation bul faale di xeetu ab lat koloñ boobu nga xam ni day mandiloo ndaw ñi tax na ba kuréelu SAEMS bi ci diwaanu Matam di interpeller kilifa yi yore wàllum yoon maanaam kilifa judiciaire ak administratif mu ñeel kaaraange seen collègue bi. parce que lu ñu ma ñaan mooy sécurité am d'abord aar ko maanaam loolu dañuy interpeller maintenant le gouverneur di interpeller autorités yu nekk ci région bi yépp commencé par le gouverneur ne ko vraiment nañu gestu docteur Ndour accompagner ko également si lu mu bëgg a def pour développer maintenant la zone. médecins yi liggéey ci diwaanu Matam di rafetlu lool liggéeyu docteur Ndour bi ñu ne ñoo ngi koy exprimer seen solidarité mu nekkoon seen naataango Ali Bandel Niang fii ci diwaanu Matam pour RFM. RFM rajo askan wi. Mbour am na bureau des passeports niki démb lañ ko inauguré ci ba ñu jëbal leng yi diggante commissaire sortant bi di Madjibou Leye ak ka fa wuutu del Hadj Baydi Sène dana sax tàmbali boobu la bureau des passeports ca Mbour niki altine commissaire Madjibou Leye ci jokko beeg Abdourahmane Diallo. Je disais au commissaire Sène que Mbour est une ville difficile. commissaire Sène maa ngi lay wax ni Mbour dëkk la bi nga xam ne neex naa yor waaye naqare naa yor tamit
naqari naa yor ndax dëkk la bi nga xam ne mu ngi màgg. naqari naa yor ndax lu jëm ci wàllum politique bi dafay yëngu. naqari naa yor ndax coowal suuf yenn saay daf fiy bari. naqari naa yor ndax bépp kilifa bu nekk ci biir réew mi am na ay intérêt fii ci Mbour. waaye lenn rekk laa lay ñaan mooy lépp li nga xam ni war nga koo mën a def jiital ci république bi nga xam ni ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy police ñun ñoo yor kaaraange ñëpp te dañu war a tëddee njaxanaay ci lépp. lu jëm tamit ci wàllum kaaraange bi am na benn matuwaay bi nga xam ne def nañ ko fi matuwaay boobu nag mën nañ ko améliorer ndax mu gën tamit taxaw nañu ba dëkk bi daal di am bureau passeport ginnaaw bi nga xam ne bind naa ministre de l'intérieur moom sax seetlu na ni ñi nga xam ne dañuy laajte passeport dëkkee Mbour bari nañu lool li ni mel a tax ñu daal di ñuy jox bureau passeport bi ndax loolu tamit dafay bokk ci rôle police bi nga xam ne moom mooy police de proximité maanaam yenn ci ay soxla balaa ñuy dem ba feneen ñu ñëw fii mën ko saafara li ni mel nag antu na ba noppi incha allah lundi dinañu tàmbali liggéey. Dans cette politique de police de proximité, le ministre de l'Intérieur a voulu rapprocher davantage la police des villages. Et c'est ça l'intérêt de ce groupe. RFM Sport. tàggat yaram dañ ci ànd ak kii di Papa Balla Gueye. jërëjëf xibaaru tàggat yaram yi dañ koy doore ak football ak wàccaayug saison bu 2020-2021 foofee ca Jaraaf bu Dakar mi nga xamante ne nag day daal di lëlu fas yéene ko dooree tey jile lu tollook ñaari weer yoo xamante ne dañuy daal di mën a tàggataat joueurs yi waaye itam wàcc ci lenn ci wàllum technique lépp loo xamante ne nag war na ci loolee nag ki ko xamle di ki topp ci njiital club bi yorek wàllum koppar yeeg itam nekk coordonnateur directoire football bi le mu ñuy xamle itam ne daanaka kenn rek moo bàyyeekoo ci équipe ba ak ñeneen ñoo xam ne jël nañ leen ngir gën a mën a dooleel équipe bi ci loolee sax la ñuy daal di dégloo Youssou Diall moom mi nga xam ne Mamadou Amane doon jokkoon ak moom ci téléphone. teel a commencé suñu préparation comme ça ñu mën am préparation donc bu yàgg parce que généralement sax ñun ay préparation regroupement fermé 1 mois la ñuy def mais bii étant donné que bi ñu gëjee football dafa yàgg dañ ne au moins il faut ñu am préparation lu mat ñaari weer ak genn wàll parce que tey jii aussi bu ñuy dem Coupe d'Afrique aussi war nañ am donc luñ ciy demee. mu nekkoon Youssou Diall mi nga xam ne moom moo nekk vice président bu Jaraaf nekk itam chargé des finances ak coordonnateur directoire bu football gi lay ci loolee sax la ñuy jàll ca biti réew wax ci wàllum Ligue 1 bi ci juróomeeli journée ba ca France Lille nag moo daal di dalal Nantes daal di koy dóor ñaari bal ci dara jamono ji nag moom moo nekk gum ci bopp classement bi di xaarandi beneen match bi war a am tey ji bu juróomi waxtu jotee si diggante Saint-Étienne lay doon ak Rennes ñu daal di jàll ca yeneen ci résultat ca Allemagne mi nga xam ne nag mu ngi doon amal ñaareelu journée ba ci ajuma jile Hertha Berlin moo doon laale ak Francfort nag moo ko daal di door ñetti bal ci benn ñuy xaarandi beneen wala sax yeneen match ci diggante Dortmund mi war a fekki Augsbourg ak champion à titre bi di Bayern de Munich mi nga xam ne moo daal di jël super coupe d'Europe bi ci barki démb moom nag moo nar a laale ci dibeer gi ak Hoffenheim ñu daal di jàll ci beneen discipline muy wàllum basketball fii ci biir Sénégal ak éliminatoire afro basket 2021 ci jigéen ñi lay liste boo xam ne taxawalagum nañu ko dat ci tabagum lu tolloog fukk ak juróom-ñaar ci ay joueuses yoo xam ne ñoom ñoo nekk fii ci biir Sénégal di xaarandi ñeneen ñoo xam ne ñu ngi nekk ci biti réew li ñuy mbëbët nag mooy fexe daal di waajal bu baax a baax waaye itam xoolaat li ñu naan effectif bi li ci loolee sax la ñuy déglu ki nga xam ne moom moo nekk njiital commission fédérale bu wàllum communication bi di El Hadj Mamadou Sarr ci jokkoom ak Soda Thiam. Moustapha Gaye tey xëy na publier liste bu fukki joueur ak juróom-ñaar joueurs yi pour que ñu mën a tàmbalewaat liggéey bi nga xamante ne ni dañuy préparer fenêtre afro basket yi nga xamante ne qualification afro basket yi nar a am ci mois de novembre bi boobu ba tey amoon na liste bu ñu génne woon mais liggéey bi jotuñu ko woon tàmbali parce que tout simplement coronavirus bi ak période de pandémie bi ñu doon dund bi mënuloon permettre liggéey bi daal di wéyandi donc nii liste bi dafay permettre ñu commencer liggéey bi déjà xayma xale yi en fonction de liñ fi am sur le plan national mais aussi liggéey déjà ay jumtuwaay yi nga xamante ne ni beneen reste équipe bi nga xamante ne tey peut-être war na mën a jógee à l'étranger bu ñu mën a permettre ñu voyager bu ñu ñëwee rek liggéey bi day gën a bar et puis
Sénégal mën a participer ci qualification yooyu nga xamante ne FIBA dafa maintenir les délais ba heure bi nii. ñoom ñooñee nag ñu ngi fas yéene dugg ci ab stage boo xam ne régime externe lay doon ca stadium Marius Ndiaye alxames ajjuma ak samedi ju nekk ñu fas yéene ko door nag ci benn fan ci weeru octobre bi ba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre bi ba tey ñu daal di jógee ci wàllum basketball bi wax ci wàllum athlétisme ñuy daal di fàttaliku jamono yi nga xamante ni kii di El Hadj Amadou Diaba ci la amoon raaya googe muy médaille d'argent ci Jeux olympiques yu Séoul yi ci atum 1988 mu nekk médaille goo xamante ne ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru septembre 1988 ci la amoon lu ni mel mu nekkoon ci ab record daw boo xamante ne def na ko ci 47 secondes 23 tiers toppoon ci ki nga xam ne mooy André Phillips moom nag defoon loole ci 47 secondes 18 tiers ki nga xam ne nag moom lañ jàppoon ne mooy favori di Edwin Moses ci jamono yooyu nag moom moo nekkoon ci ñetteeli place ba El Hadj Amadou Diaba sax la ñuy daal di déglu ci jokkoom ak Cheikh Tidiane Diagne moo nekkoon démb ganu ko soir d'info ci TFM. record boobu moo nekk record du Sénégal boobu ba léegi nekk deuxième meilleure performance africaine nekk 8e performance mondiale donc 32 ans donc ça veut dire que ñun bi ñu doon daw temps boobu notre course était très 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 rapide vraiment donc c'était des années de travail des années de concentration surtout parce que 84 dama nekkoon 5e donc léegi ma sama entraîneur ñu daan ne pour 4 ans yi ñëw nii médaille moom fi ñu jaar ñu am ko donc loolu la ñu liggéeyoon yàlla may ñu am si médaille donc record bi boobu moo nekk fii boobu ba léegi quoi. ndam boobu nan nga ko dundee exactement par rapport ak tertu bi nga xamante ne Sénégal tertu nañ la ko woon ba ngay ñibbisi. tertu bu mag la woon ñëpp xam nañ ko bi ñu ñëwee bi ma ñibbisee Dakar yaakaaruma woon ma ne dina am tertu bu magee noonu parce que ngoon googu moom kenn jàngiwul école ñëpp de aéroport ba sunu kër ba présidence donc dafa bari woon nit donc mu nekk loo xam ne médaille bee ko waraloon ñëpp loo xam ne moo mi ngi door a am. donc ñëpp bëgg nañu xam lan la donc loolu moo taxoon ñun ñëpp ñu am si mbégte am si kontaan te boobu ba léegi ñu koy fàttaliku 32 ans donc di ko fàttaliku te yaakaaroon naa ne fàttali bi sax dina xaw a wàññeeku suñu amoon yeneen ay médailles donc ñaanoon yàlla mu am ñeneen ñoo xam ne mun nañu def médaille d'or wala médaille d'argent wala médaille de bronze andi ko si réew mi. ñu daal di jeexal nag ak wàllum taekwondo ci li nga xam ne mooy jongante bi ñu duppee para taekwondo mu doon discipline boo xamante ne xamuñu ko bu baax waaye nag am na ci ñoo xam ne nag ñu xarañ la ñu ci nekk te dañoo amee laago di daal di def sport bu ni mel suñu sukkandikoo nag ci maître Abdoulatif Mbaye moom mi nga xam ne ku xarañ la ci wàllum arts martiaux mu xam ne ne combattant yooyu am nañu ay jafe-jafe ca jamonoy coronavirus bi nga xam ne nag ay façon feebar la ñuy daal di am dañu koy daal di déglu ci jokkoom ci téléphone ak Mamadou Amar Ndione. waaw para taekwondo mooy ñi nga xam ne seen loxo yi dafa manqué te am na si ñoo xam ne tey star lañu parce que dañuy génn seen kon dañuy respecté bu njëkk yi dañuy kenn respecté woon leen léegi mais léegi dañuy respecté parce que am nañ benn niveau supérieur boo xam ne c'est très compliqué. ndax discipline bi xam nañ ko Sénégal. waaw discipline bi xamuñu ko lu bëri mais anti sport xam na ko discipline la boo xam ne man bi ma koy def Sénégal ça fait 15 ans après bon que gars yi xamuñu ko woon après niveau international bi ñu commencé nag ci lañ ma woowee na ma lii de commencé na te yaa koy def Sénégal kon nag yow war na nga mën a yóbbu gars yi bi ñu defee am nañ vice champion d'Afrique am nañu ku qualifié Jeux olympiques am nañu yooyu yëpp. Covid 19 bi ak arts martiaux xaw na métti de. mais Covid 19 dañuy fàtte ñun tëj nañu saal yi dañuy fay lu cher tëj nañu saal lu yàgg ay maître la ñu te si la ñuy dundee man loolu rek lay liggéey si la ñuy dundee depuis 6 mois ngi nii liggéey ñu def ñu dara kenn joxuñu dara ñu ngi toog di ànd ak sunu muñ ak yooyu te loolu dafa metti après loolu tamit xale yi nga xam ne tamit dañoo amoon problème nga xam ne dañoo seq ay relation yoo xam ne boo defee entretien ak ñoom nga gis ñii dañoo feebaroon dañoo amoon problème asthme ñii dañoo obèse ñii dañoo am problème mu cœur ñii am problème nangam nga ñëw ñu ne la dama def sport pour faj ko nga ñëw ñu ne la léegi xale bi dootul def sport xale yi di la woo mais dama doon joxe cours à domicile pour au moins dimbali leen tuuti quoi Covid bi loolu moo gën a metti waaw dafay metti quoi te ñu ngi jëm ci ay phase yoo xam ne phase compétition phase reprendre yu demee noonu quoi. kon mu nekkoon Abdou Latif Mbaye ku xam-xam màcc ci wàllum arts martiaux mu doon wax ci wàllum discipline bi di para taekwondo kon fii la ñu yem ci xibaaru tàggat yaram bi di leen jox dig daje ba benn